ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix dal leen ak jàmm ci ñaareelu pàccu édition du soir ginnaaw xibaaru wolof yi ak Ndeye Koumba Diop kan niñ koy defee ngoon gu nekk Issa Tine laa ci àndal Issa maa ngi leen nuyu. lan la ñuy waxtaane tey ci Vidunet. tey liñ fas yéene waxtaane ci Vidunet moo di nag ay balu fetal ya nga xam ne moom la ñu sàccee ca camp ba nekkee ca Wakam ñu ne nag bal yooyu lee bañ ko sàccee boobu ba léegi daanaka jur na coow ci biir réewum Sénégal naka lañ def ba sàcc ko waaye itam leneen loo xam ne nee nañu sàcc nañu ko mu di rek la nga xam ne moo doonoon lu tollook juróomi téeméer ci ay kilogramme yoo xam ne wàllum cocaïne la ca une tonne ba tegal ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay kilogramme yoo xam ne nag daal dinañ koy gisoon ca port autonome bu Ndakaaru waaye bi la yoon nee nañu lu tolloo ko juróomi téeméer réer na mër fan la dugg loolu yëpp nag ci loxoy takk der la nekkoon loolu nag nekk loo xam ne internet yi dinañ ci ñëw bu baax a baax Moustapha ci biir Vidunet ci kanam lay doon buñ ca jógee dinañ seeti li gën a fees ci yéenekaay yi ñu naan ko la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs yi ci Dakar ak yenn ci capitale Afrique yi Aïcha Diakhaté leen ci àndal waaye balay booba dinañ ànd ak suñu gan Abdoulaye Dieng la tudd bokk ci kuréel gi ñuy woowee SAES nga xam ne jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe ñoo ca nekk Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. alors ak yow dinañ waxtaanee ci kanam jafe-jafe yi nga xam ne moo am foofule ci université yi ba sax waa SAES bu Ndakaaru tey jii ñu def benn débrayage dina nag loo xam ne dañ koy wéyal tant que état wu Sénégal joxu leen li nga xam ne moon seen ay luñ koy laaj. waaye balay booba dañuy waxtaanee politique mbokk yi ni ñu koy defee altine bu ne tey Safiatou Cissé def gëstu jëmale ko ci caax-caax gi nga xam ne moom la ñuy caxat-caxatee lii di constitution bu Sénégal ci Abdou Diouf wala sax bu ca Senghor ba ca Macky Sall ku ci nekk rek am na nooy def ak constitution bi te li ci ëpp nag buñ ko seetloo moo de buñ koy def liñ koy defee mooy caax-caax goo xam ne liñ ci jublu mooy lu leen gën a dëgëral seen nguur waaye duñ ci xalaat mukk loo xam ne mooy jëmalu askanu Sénégal kanam Safiatou Cissé dem na ci seeti ay borom xam-xam bokk na ci kii di Ndiogou Sarr jàngalekat la ci université bu Dakar xelam màcc loolu jëm ci wàllu constitution gëstu bii la ci def ñu ànd teewul. am nga droit fayu képp ku la door am nga droit fayu amul fenn fu ñu bind ci constitution Sénégal wala ci loi Sénégal ñi am nañu droit di jàpp nit di door. te moo ne de diggoon na askan wi ne dina leen jox seen wàccuwaay bu wuuteeg jafe-jafe yi askan wi daan jànkonteel si nguurub socialiste ba woon ba mu yegsee si nguur gi si atum 2000 furas daal di xëddeem la mu diggee woon ute lool ak la mu jëfee ba tax ci atum 2011 askan wi wàcc di ñaawlu ab ticket présidentiel bu mu doon amal doonoon benn ci coppite yi ñu doon andi ci charte ndeyu réew mi. ñu gis ne suñu njiit yi dañuy faral di jël charte réew mi def ko yëre natt ko ci seen bopp di ko doxalee nu mu leen neexee li ni mel lan la mën a jur professeur Ndiogou Sarr xelam màcc jëm ci wàllum constitution di ci andi ay leeral. constitution mooy bànqaas charte bi nga xam ne moom ci réew moom mooy tënk ñëpp moom mooy séddale bànqaas réew mi yëpp moom mooy wax ni ñuy doxee te moom mooy aussi sàmm ak yelleefu doomu aadama yi boo xoolee constitution bu nekk ñaari vocation la am bu njëkk bi mooy xool nu société bi doxee mu tënk ko ak nan lañuy def ba fonk respecter ak yelleefu doomu aadama yi maintenant constitution bu ñu ko xasee ba taxawal ni ñu koy taxawalee dafa nekk lu doy waar parce que dafa am yoon bu ñuy jaar boo xam ne pour taxawal une constitution bu ñu ko taxawalee pare aussi d'accord nañ ne moom moo gën a féete kaw lépp loo xam ne charte la ci réew mi wante nag lu tax ñu ne duñ ko modifier ndax bis suñu xalaatee ne constitution méngootul ak jamono war nañu mën a ñëw modifier ko pour méngale ko ak jamono waaye modification boobu nag aussi warul tax mu nekk benn yoon boo xam ne porox ndol bu ñuy jaar pour régler ay problèmes yoo xam ne problème personnel la or boo xoolee ci Afrique depuis indépendance yi ba léegi bu ñuy constitution yi ñu am heure bu ñu changé gouvernement wala heure bu ñu changé ku agsi ci nguur rek da nga yi ngay yëkk xalaat mooy nan laa koy changé pour constitution boobu jox ma ay sañ-sañ yoo xam ne li nga bëgg naa ko def te parfois li nga bëgg du méngoo ak li nga xam ne mooy bëgg-bëgg askan bi ak intérêt askan bi loolu nag dafa nekk loo xam ne dafay nasaxalal constitution nasaxalal société day tax kenn dootu amati stabilité kenn dootu amati sécurité. Bassirou Diomaye Faye bokkee sa parti Pastef di ñaawlu coppite yi ñuy faral di andi ci constitution bi te seen intérêt rek tax leen a jóg. constitution mooy ndey ji yoon yëpp maanaam loi boo jël sax te méngoowul ak constitution loi boobu mën nañ ko attaquer pour inconstitutionnalité mu bañ a appliqué wu. mais li ci doy waar mooy njiitum réew bi fi ñëw demam bi dafay jafe parce que li woykat bi doon wax ne nit ku ñuul dafa bëgg nguur
te nguur bu ñu la ko joxee il faut que nga am mat ak dayo gu toll ni sa ab bu jotee nga dem. gis nañ ne nag même bu ñu defee ay clause yoo xamante ne sax dañ koy woowee ay clause d'éternité maanaam kenn mënu ko changer njiitum réew bu fiy ñëw rek nga daal di gis mu dugg ci biir problème interprétation. feneen fi nga xamante ne sax problème interprétation mënu fa am parce que leer na leeraay goo xamante ne kenn du naatable bu mel ni Guinée da ngay gis ne njiitum réew mi di proposer constitution bu bees tàq boo xamante ne daf leen di permettre ñoom ñu mën a représenter wu te loolu day sànn lu rëccu la. Adama Fall bu APR gisewul ñu nu mel jàpp ne lu nu mel yokkute kese la. coppite yooyu ñu am ay day consolider démocratie sénégalaise parce que aussi dañoo nekk ci réew boo xamante ni nous sommes pas une démocratie très forte démocratie bu bees lañ donc évolution système bi moo tax ñuy laal de temps en temps constitution sénégalaise même si les gens disent que la constitution nit ñi ñu ngi wax ni constitution États-Unis kenn mësu ko laal depuis 1800 la jamonoy Roosevelt mais cela ne veut pas dire que ñun dañuy jàng dañoo nekk ci jàng dañu nekk di réformer moo tax réforme yooyu président de la République yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu def ko ci constitution bi tax na suñu constitution di évoluer pour ñu mun ko parfaire parce que rien n'est parfait nag mais dañ koy parfaire gis nañ ni ci constitution 2013 bi ci référendum bi mbirum durée mandat dañ koo verrouiller mbirum mètre d'élection présidentielle dañ ko verrouiller. laaj bi sampu ci jamono ji di ndax Macky Sall am na droit def ñetteelu mandat wala déet xalaat yi waroo lool. xam nga jamono ji ñu toll wax ci mbirum président dafa war a dafa war a taxaw ci troisième mandat dafa jotul tant que ñu ngi ciy wax rek éternelle campagne électorale la ñuy nekk. li dalul xel ci ni ñuy waxee ñoom waa APR dañu la wax ne wax jooju dafa teel waxu troisième mandat dafa teel xam nga dafa teel mooy wane ne kon appam dina jot te Sénégal war nañu moytu egg foo xamante ne dañuy waxu troisième mandat di xeexaat xeexu troisième mandat nañ ko xeexee 2012 mu am ay 15 mois yoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan. touche pas à ma constitution maanaam bu laal sama constitution. doonoon kaddu yum fi yëkkati woon ak ñoñam moom Macky Sall laata muy falu ci bopp réew mi waaye mu mel ni fàtte na la xewoon ci 23 juin ci atum 2011 waaye lu ci mënti nekk askan wi ak seen carte électeur ñooy fal di folli. cant ak ngërëm ñeel na ko moom Safiatou Cissé jàmmaloon donc gëstu bu yaa jëmale ko ci constitution bu Sénégal Abdoulaye Dieng xam naa ne yéen waxi politique talu leen ko parce que yéen a ngi yëngu ci leneen muy jàngalekat yi nekk ci université bu Dakar tey jii ci suba altine ngeen xëyal am benn débrayage mooy jàngale ba benn waxtu ngeen arrêté ko dem noppalu ji alors lan moo tax ngeen tànn def débrayage. waaw tey jàngalekat yi dañ daje woon pour waxtaan bi nag mën nañ ko faram-fàccee si ñetti ponk bu njëkk bi mooy xale yi nga xam ne dañu am baccalauréat war a ñëw université Cheikh Anta Diop de Dakar. ñu wax les nouveaux bacheliers. beneen ponk bi mooy wérgu yaramu enseignants yi. parce que quand même depuis des années mun nañ ko wax ne li ñuy wax capacité d'accueil yu université dañ ko dépassé. te loolu dafay indi enseignants yi su ñu waroon fournir 10 ñu fournir 20 te loolu baaxul seen wérgu yaram. te biir université dañu am benn institut politique boo xam ne dafa fa nekk. te fonctionnement bi léegi demeetul noonu beneen ponk bu mujj mooy ce qu'on appelle les sommes dues mooy xaalis bi nga xam ne état bi nguur bi amal na ko enseignants yi wolof ne atte bor fay ba léegi fay gun ko bu si njëkk bi li ñu siy wax c'est très simple li ñu bëgg mooy que état bi mu respecter la loi 2015-26 ana la loi boobu wax relative aux universités publiques signée le 28 décembre 2015 bu ma si wax lu bëri dama si wax benn pàcc rek maanaam que si olof si français ministère de tutelle bi ak instance pédagogique yi ñoom ñooy définir en commun accord la capacité d'accueil maanaam ñi nga xam ne ñoo war a ñëw université. su ma la déggee bu baax Dieng su fekkee dañu def bac ba pare ñu ne ndongo yi ñii ñoo am bac pour ñu mën a ñëw université il faut que ministère de l'enseignement supérieur ak ñenn ci jàngalekat yi instance pédagogique yi daje xool ne université bi lii la mën a jël ñu ne kon diw ak diw dinañ mën a dugg très bien loolu du am loolu mooy li war a am mais est-ce que ñu ngi koy amal waaw xam nga actuellement état bi dafa bëgg a orienter xale yëpp ci université yi waaw loolu nag am nañ suñu wàll bu ñu war a jël te li ñuy wax rek mooy que respecter capacité d'accueil bi parce que loolu mun na jur leneen loolu rek la ñuy wax dañuy respecter loi boobu
Issa loi boobu nga xam ne moom ngeen wax ne moom ngeen di respecté mu di capacité d'accueil mais am na yeneen ponk yoo xam ne sulli nga ko ñu ñëw rek ci li nga xam ne moo di wér-gu-yaram bu jàngalekat yi ñu fàttali ne atum 2017 yéen a ngi fi doon amal toogaayu ñaxtu ca buntu bibliothèque ba nekkee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir ñaxtu ci wàllum à la retraite mu mel ni daanaka ku retraité ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru day mel ni rek ku ñu jël sànni ca mbalit ma est-ce que du itam loolu xëy na moo leen xaw a tiital ba tax ngeen jël non loolu question boobu réglé nañ ko duñ ci wax li ñu ëppal solo mooy que gis nga li ma wax léegi ñetti ponk yi dañoo lié parce que enseignant bi tey jii su accepté li mu war a def maanaam li nga xam ne moom la signé état bi mu accepté dépassé ko parce que loolu suñ ko defee mënuñu bàyyi xale yi en rade il faut ñu jël leen jàngal leen mais surplus boobu nag day affecté santé bi mais loolu du problème li problème mooy que institut bi nga xam ne moo war a saytu wérgu yaramu enseignant bi mu fonctionne normalement instant bi dañ gis ne institut boobu doxul. bala ñu ñëw avancé ci institution ban dama dégg bi nga xamee ne nee nañ état wu Sénégal bàyyi na ñu mu doon yóbbu dans les instituts privés ma dégg ay jàngalekat ñu ne université publique yi mën nañu jël xale yi am nañ capacité wu jël ko est-ce que c'est vrai et que effectivement am nañ capacité wu jël ko wala déet. waaw xam nga loolu. ce n'est pas c'est du question uniquement université Cheikh Anta Diop c'est une question nationale. du ma si prononcé lu bëri parce que boobu am nañ kuréel boo xam ne moo si wax te mu ngi ci dox mooy le bureau national man li ma yitteel mooy ki ma représenté mooy université Cheikh Anta Diop de Dakar su fekkee ne dañ ne Sénégal am nañ nangam ci bachelier ñaata la ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mën a jël waaw actuellement état bi li mu proposé mooy 24 000 étudiants 24 000 étudiants ci année bi rek année ak ñeent 24 000 ci année bi rek ñoo xam ne dañuy ñëw fekk si ñu ne woon université en première année alors capacité d'accueil d'ailleurs bu université bu Dakar ñëpp dañuy wax ne dépassé nañ ko depuis des années et des années et des années est-ce que c'est pas inquiétant tey ñu dem ba université bu Dakar ñu bëgg ko sant mu war a jëlaat 24 000 étudiants waaw loolu dëgg la waaye comme li ma wax rek il faut que état bi góorgóorlu yokku maanaam capacité wu université Cheikh Anta Diop de Dakar ba nga xam ne dañoo mën a absorber li ñu bëgg loolu la ñu yokk ci nan ay tabax mais il faut des mesures d'accompagnement ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement yi mais actuellement fu ñu toll parce que loolu du ma si xuus lu bëri comme li ma wax rek am nañu benn instance boo xam ne mu ngi ciy liggéey le bureau national ñun lu ñuy wax rek mooy que lu ñu respecté loi boobu duñ si xuus lu bëri dañ bàyyi instance bi nga xam ne am na liggéey actuellement boo xam ne ñu ngi koy def du ma si prononcer parce que actuellement ñu ngi ciy liggéey ñu nga xaar résultat liggéey yooyu mais dañuy des ba léegi Dakar ndaxte loolu moo leen gën a concerné bu ñu waxee tey capacité d'accueil bu Dakar Cheikh Oumar Anne waxoon na fi ne lu ci bëree bëri en tout cas ca liggéey ba nga xam ne dañ koo songali maanaam dañ koo tegandi dinañ ko daal di àggale ci nu mu gën a gaawee ak 200 enseignants yu nga xam ne dañ ko yóbbu ca diwaanu Ndakaaru est-ce que tey gis ngeen yéen loolu la Cheikh Oumar Anne digge woon que ni mi ngi ci yoon bi comme li ma wax ñu ngi ciy liggéey mais comme lu ñu wax rek lépp lu ñu bëgg mooy que bu fekkee ne dafa am ay promesses mu def ay mesures d'accompagnement que ces mesures là soient effectives mais Moustapha ku ko dégg muy wax day mel ni kon daanaka ñoom xëy na ñi ngi ci yoonu saafara seen i jafe-jafe mais dañoo bëgg a jug yëglu rek ngir taxaw yëglu maanaam grève pour grève non wax loolu non parce que Abdoulaye Dieng wax nga ci biir wax ji ne ñi ngi ci yoon wi pratiquement question yi ngeen teg yëpp ñi ngi ci yoon réglé ko alors lan moo jar débrayage finalement dama ne xam nga dama ne capacité d'accueil c'est-à-dire que li ma wax c'est très clair dama ne ñu respecter la loi 2015-26 parce que respecté wuñ ko actuellement parce que capacité d'accueil yu université dañ ko dépassé aujourd'hui l'université de Bel-Air on a dépassé la capacité d'accueil loolu leer na ñun lu ñu wax c'est clair maintenant dama ne am nañu ay instances yoo xam ne boo gën a mag bi ñu ngi siy waxtaan parce que loolu c'est une question nationale dañu lu ñu yittee mooy université Cheikh Anta Diop de Dakar d'accord alors université Cheikh Anta Diop de Dakar wax nga sànq ci wér-gu-yaramu enseignants yi ne le fait que capacité d'accueil bi di gën a yokkeetu mën na indi enseignants yi si seen problème mu santé gi demee noonu est-ce que c'est parce que dañuy liggéey lu ëpp li ñu doon liggéey wala bari gu xale yi di bari seen kanam mooy menace waaw dañuy ëpp lu ñuy liggéey parce que qu'on appelle les heures complémentaires d'ailleurs loolu moo tax tey jii nii soo xoolee heures complémentaires yooyu ak yeneen parce que y a la formation à distance y a les alignements y a les promus yooyu ba léegi kenn fayaguñ ko d'accord kenn fayaguñ léegi lan mooy solution bi par rapport à la santé même des enseignants yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale. waaw mooy que institut bu nekk foofu. ñu jéem a vraiment def tout ba fonctionnement bi correct que enseignants yi mën a dem di faju ci anam yu. am nañu parce que université bu Dakar enseignants yi dañoo am problème faju. waaw c'est pas que am problème faju mais bijou bi nga xam ne ñun ñoo ko amee
bi nga xam ne da doon fonctionner correctement enseignants yi duñu am benn problème ba ñu di faju boobu dafa commencé di suuf dañ bëgg vraiment que autorité électorale yi ñu vraiment ñu def tout ba institut boobu fonctionner correctement mais wàllum solution waaye il faut ñu tënk wax ji wax ji newoon naa la ñetti ponk la ponk mujj bi dina ci ñëw léegi boobu lu mu si wax rek mooy ñu respecter la loi 2015 26 en ton article 4 qui dispose que nguur gi le ministre de tutelle ak ñi nga xam ne ñooy les assistants pédagogiques ñu ñooy définir en commun accord la capacité d'accueil. loolu moom bees na ba noppi ndax léegi maintenant nguur gi signé na divorce nga baal ma monsieur Dieng mais nguur gi signé na divorce bi ba noppi ak privé yi loolu mën nañ ne sàkkuteef la boo xam ne. yéen ñoom ñooy ajusté wu mais nguur gi moom dina indi mënatul nekk parce que Cheikh Oumar Anne signé na ba noppi. léegi beneen bi mooy les sommes dues. xam naa si wàllum santé mooy institut bi nga xam ne dañ ko war a. bala ñuy dem ci les sommes dues la santé institut bi d'accord nañ ci ak yow que ni il faut ñu defaraat ko ba mel na mu war a mel Issa dafa am lu muy laaj rek après ñuy wax ci somme yi nga xam ne moom ngeen di laaj état wu Sénégal. li nga xam ne moom laa ko bëgg laaj moo di wàllum santé bi muy wax tey wér-gu-yaram est-ce que wér-gu-yaramu jàngalekat yi bu ñu ko bëggee xool normal du ñi nga xam ne ñoo à la traité ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar wala ñi nga xam ne xëy na liggéey dépassé nañ ko ñu jël leen tege ne jël ñu nga xam ne ñu bees lañ ndaxte ñu fàttali ko man nii département ba ma nekkoon am na fa ay ñu nga xam ne ña ngi fay jàngale mais daanaka mën naa ne ngir ñu war nañoo dem retraite bu yàgg tey ay xale ñi ngi fii ñoo xam ne génn nañu ba léegi kenn recruté gu leen loolu mooy wane ne kon c'est-à-dire que yaa ngi koy wax nguur gi ñu ngi ciy démarché dafa war a yokku les postes du ñaan les postes contractuels dañ ko war a yokku waaye comme li ma wax rek wax ji dañ koy tënk suñu wax waxum santé comme je dis ce n'est pas lié aux retraités dañ ko wax par rapport ak institut bi nga xam ne mu ngi di université di fay lu ñu bëgg mooy institut boobu encore une fois mu fonctionner lu mu war a fonctionner ba nga xam ne enseignant bi su bëgg a faju dina am facilité bi nga xam ne bi war pour ñu faj ko foofu la ñuy wax. d'accord est-ce que ba enseignant bi bu institution boobu dee fonctionner enseignant bi ñu koy faj ci conditions yi nga xam ne mooy gën est-ce que dinay tekki ne université bu Dakar état bi comme ni ko Issa waxee sànq mën na andi di ngeen ko mën a jël. déedéet indi bi dina leen tamit. dañuy jël rek di andi. parce que fii ne bu ñu ne maa 24000 dina dugg ren. 3000 Ziguinchor ak ña nga xam ne ñoo war a dugg Ndar non 23000 yi. non c'est 6000 de plus ah. c'est 6000 de plus. 6000 de plus 6000 étudiants. de plus. ñooy dolleeku ci ñi fa nekk nii en première année d'accord alors ñu wax ci wàllu koppar parce que jàngalekat yi Sénégal heure bu ñu débrayé wala ñu grève rek koppar a tax alors yan koppar ngeen di laaj état wu Sénégal. déet bu leen wax loolu bu leen ne enseignants yi suñu débrayé rek wàllum koppar moo tax. en tout cas bari na ñun suñuy dajee c'est pour ñu saytu problème université te bañ dajee waxuñu fa rek waxu koppar dañu saytu problème yëpp. somme due mooy lan kon. waaw luy somme due mooy comme li ma la wax rek bëri na mun nañ ne c'est les heures complémentaires mu ne bon les aliments ñi nga xam ne dañu jàll kames ñu war lañ annulé war lañ fay yu leen mais dafa am loo xam ne da ngeen ko war a bàyyi xel université Cheikh Anta Diop de Dakar tey si ren soo leen xoolee bëriwul perturbation dëgg la c'est parce que enseignants yi dañoo góorgóorlu te loolu autorité ay rectorat xam na ko ba bañ la ko sax ba mu ngi félicité yenn faculté yi enseignants yi ils ont consenti un effort considérable déggoolu ñu laaj benn yoon mais dafa am loo xam ne aussi ci salaire bi la bokk dañ nga ko war a fay mais Moustapha foofu sax laa koy jëlee ndaxte tey foofu laa du d'accord ak yéen maanaam bu ñu waxee jàng ak jàngale ci réewum Sénégal dañuy grève 2012 yàqal nañu ndongo yi nga xam ne ñoo fa doon def bac 2014 noonu maanaam at mu jot dañuy commencer grève ba mu neex leen ñu xëy bàyyi ko sans satisfaction bu déwénee ñu delluwaat ci est-ce que tey jotul jàng ak jàngale ci réewum Sénégal ñu grève moo xam dañuy année blanche moo xam dañuy invalider année bi une bonne fois pour toutes ñu xoolaat jàng ak jàngale régler problème yëpp nga xam ne dinañu demaat pendant 10 ans grève du am mais bu fekkente ne dañuy grève sans ñu satisfaire leen ngeen lever seen mot d'ordre. waaw loolu seen gis-gis la parce que ni nga ko xalaatee ak ni ñu ko gisee bokkul c'est deux choses différentes. ñenn ñu ko gisee. xam nga comme li may wax. dañuy tënk wax ji si li ma wax rek. ñu xalaatee ko noonu. concernant les sommes dues li tax ñu génn mooy que état bi li nga xam ne mooy 4e tranche. université yi fay na ko ba pare. université yi ñoo war a fay. mais ba léegi fayagul. donc état bi jox na koppar université ba pare. jox na koppar donc université moo war a jël def ci jàngalekat yi. voilà ok est-ce que du problème mu je comprends pas est-ce que évaluer ngeen pour xam à peu près ñaata leen état bi war a jox wala boog ñaata la université yi war a jox à partir du moment où état bi jox na leen ba pare. waaw loolu nag xaw ma ko mais. xam naa ne ça touche parce que toutes les facultés de l'UCAD. léegi su fekkee ne est-ce que d'ailleurs est-ce que SAES bu Ndakaaru dafa am benn app boo xam ne moom la may
université direction rectorat que ni buñ fa yeggee en tout cas te réglé wuñu seen problème nii ak nii lay demee. li ma lay wax mooy depuis le second semestre jeex na depuis le mois de juillet. app bi ngi leen mayoon octobre yàgg na ñu ngi daw seen ginnaaw bu yàgg. léegi da ngeen ko daw seen ginnaaw jusqu'à quand. te bañ dajee. dañoo décider. observer un débrayage de 48 heures maanaam ñaari fan. bu jeexee. am nañu yaakaar nag peut-être am na balaa boobu dinañ régler problème bi. incha allah rabbi li ma gis ci taskatu xibaar yi mooy 48 heures renouvelable. est-ce que dafay tekk ne bu ñu àggee ñaari fan yi jeex. te université yënguwuñ da ngeen di dàbbaliwaat mu jëm kañ. ba ba ñuy jox seen i koppar rek. waaw d'accord mais Moustapha ngir un peu xaw a mel ni lu ko résumé sax. problème bi suñ ko waxee université gis nañu jafe-jafe yi bari na fa wax na sàng daanaka lépp day reposé waat ci kaw rectorat te gis nañu ni ci daaw ki lee nga xam ne moo jiite SAES di Malick Fall. taxawoon ci sunu ay kanamu naataango daal di wax que ni li nga xam ne moo di problème mu koppar am na fa te itam problème mu koppar yooyu la daanaka lu ci bëree bari sax wàllum rectorat da si bokk ndaxte bu fekkente ne ay fonds la ay subventions yoo xam ne moom la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo di université yi. rectorat bi itam am na loo xam ne wàllam la si ndaxte war na xool naka la ñuy def koppar yooyu lee ak naka lañ koy wuti jeeg yooyu benn problème ñaareelu problème mooy Cheikh Oumarane gis nañu mu jiite woon fa nga xam ne moo di campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar di kudd gis la nga xam ne moom la fa ñenn ñu doon wax ak yëpp ñu xëy nommé ko ministère ba ñu dénk wàllum njàng ak njàngale mu kawe mi est-ce que du ñoom ñaar xëy na kon ñoo nekk problème mu njàng ak jàngale ci réew mi jamono ji est-ce que Cheikh Oumarane est-ce qu'il y a un problème Cheikh Oumarane ci enseignement supérieur loolu de xamu ko. d'accord alors très bien ñu ngi koy jaajëfal baax moom Abdoulaye Dieng di fàttali ci SAES la lekk da ngay des ak ñun ñuy wéy ba léegi ci seen édition du soir ci ñaareelu pàcc bi lañ nekk léegi-léegi ñu ànd ak Issa Tine ci seen rubrique Vue du Net ñu waxtaane càcc gi nga xam ne moom la ñuy sàcc ci li nga xam ne dañ koo dénk takk deri Sénégal ñu war koo tëj seen loxo. Vue du Net ak Issa Tine bismillah. Moustapha li nga xam ne tey moom lañ tànn seen ko waxtaane mu di càcc ga ñu amal ca base militaire bu Wakam ak la nga xam ne moom lañ fa jëlee ñu ne ay munitions la maanaam daal ay balu fetal yoo xam ne ñu ngi ko dippee cartouche AK-47 moom la ñu jël waaye ñu ngi ko jàppee ji ca Pire fa la ñu jàppee takk der ya nga xam ne gendarmerie bu Pire ñu wax ne nag takk der yi ñoo ko jàpp waaye moom jamono ji daanaka daw na wutali ca réew Mali loolu leen la sunay naataango ku daw wutali réew Mali mooy ki nga xam ne moom la ñu wax ne moo ko jëloon moo ko jëlee ca camp ba waaw mu sant Bari peut-être xëy na tur beeg yooyu ñoom dañ ko xaw a lépp mais Bari la sant ci seen ay kàddu loolu la nag jur na coow bu baax a baax ak tiitaange ci réewum Sénégal ndax tam am na koo xam ne commenté na mu duppee boppam daw gaaw moom mu ne jot na ngir sax ñu jógee ci réew mi maanaam quitter le pays ndax nee na na ñëpp jëlandoo gaal daal di jógee ci réew mi bu fekkente ne wàllum ger lañ fi nemmeeku wàllum système wàllum corruption ger ak système saa su nekk ginnaaw Burkina Faso Mali ak Niger ñu di ko nemmeeku ci réewum Sénégal kon jamono ji jot na nag ginnaaw bi ñu daal di jóge fi mu ne this is dangerous maanaam dafa dangereux te itam war nañu daw gaaw ñun ñëpp keneen itam ñëw daal di commentaire moom mu dippee boppam Ceddo Fall mu daal di wax ne nag am nga dëgg bu fekkente ne sax cancer islamique bi nga xam ne moo nekk ci réew yi digaloo ak réewum Sénégal yëpp daanaka soo moytuwul dina alawtiku ci suñu biir réew loolu itam war nañ cee mën a jóg ndax kookule sant Sangaré jamono ji ñu ne ab soldat wu Sénégal la ma nga ca réewum Mali kon loolu rek daanaka am na loo xam ne moom lay tekki te ñi nga xam ne ñoo di jihadiste yi saa su nekk am na loo xam ne moom la ñuy jëm ci bunti réewum Sénégal commentaire boobu ca la ñuy jógee wax nag alors est-ce que waa DIRPA mooy la direction des relations publiques des armées wax nañ ci mbir mi ñoom waaw am na ku ñu ne wax na ci mbir mi mu di colonel Ndiaye bu DIRPA mais am na ñoo xam ne nee nañu jóge na fa depuis 2016 loolu itam gis naa ko ci biir commentaire yi sax ñu ci jéem a mel ne lu ciy ŋàññ su nay naataango yi nekkee ca Sénégal ñi nga xam ne ñoo bind mbir mi ñu ne leen jóge na fa bu yàgg depuis 2016 kon ba léegi DIRPA lañ bind en tout cas ne ñoom ñoo ci wax ñu dem le deuxième fait rapidement deuxième fait bi moo di wàllum drogue mu di wàllum Sinébar ba nga xam ne réer na ca port autonome bu Ndakaaru ci loxoy takk der yi ndaxte lu tolloo ko juróomi téeméeri kilogramme ci wàllum cocaïne ca junni ak ñaari téeméer ak juróom benn fukk ya ñu jàppoon loolu le nag juróomi téeméer ya nee nañu réer na askan wi di ci samp ay laaj ku ci mel ni Lamine Diallo moom nee na mëkkkat yi nga xam ne ñoo mëkk cocaïne bi ñu ngi ci sommet wu état wu Sénégal maanaam ca njobbaxtal la keneen itam dippee boppam PM ñaa moom mu jàpp ne nag mbir mi yéeme na te itam sax bu fekkente ne sénégalais yi dañuy xiif ñeneen di ñëw di dund ci seen kaw loolu dina metti te problème bi fan la féete ndax ñi nga xam ne amuñu accès ca port autonome bu Ndakaaru ñoom la maanaam daal lépp wàllum éthique la ko
teg moom jàpp ne nag du ñu mën a am benn yoon confiance ci ñoom loolu de nag Moustapha di loo xam ne mën nañ kaa buurale lii di Vue du Net bu tey bi xëy na ci kàllaamay tubaab dinañ ko gën a yaatal ci kàllaamay tubaab dinañ ko gën a yaatal cant gërëm ñeel na ko moom Issa Tine professeur Abdoulaye Dieng maa ngi lay gërëm bu baax a baax di faat ne yow yaay suñu gan tey ci édition du soir dañuy àndaat ak moom léegi ci kanam ci kàllaamay tubaab di waxtaane université bu Dakar ak débrayage bi nga xam ne waa SAES ñoo ko famal Assane Gueye ngi nii toog ay këyitam léegi-léegi le journal de 20h la ñu ànd ak moom moo ñu tijjil pàcc bi ñu jagleel kàllaamay tubaab ci édition du soir waaye bale boobu ñu ànd ak Aïcha Diakhaté yëkkati jataay bi ak la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs. ñu door ëttu yéenekaay Afrique yi ak nettali.com la mu xëy fësal di Mamadou Lamine Diallo mi daal di ubbi baal bi ci audition yi tukkee ci affaire Petro-Tim niki ci altine gi nag ñu nemmeeku ab bagante ca bureau bu doyen des juges képp koo xamante ni nii tudd nañ la ci mbiru Petro-Tim nga daal di ñëw daal di njukkale ki nga xam ne moo di doyen des juges document ba nga yor wala lang ca xam ak lu ca mën a am mooy ni député leader mouvement Tekki moom Mamadou Lamine Diallo moo nekk kan déglu niki ci altine gi yemoog ñeenti fan ci weeru novembre moom itamit xamle ne lii mu gis xeeñut neex te amu ci benn yaakaar ni leeraange dina ci tukkee ci dossier gi nga xam ne tudd nañ ci rakk njiitu réew mi Macky Sall di Alioune Sall ñu desandi ba tey ci mbirub Petro-Tim waaye jàll ci site bi di Seneweb ñoom itamit xëy fësal kàddu yi Mamadou Lamine Diallo ci génnam ci audition gi lee daan na expliquer lan moo tax mu daal di soobu ci dossier bi moom Mamadou Lamine Diallo ci kanamoon sunu naataango taskatu xibaar yi di xamle ne moom jiital Tekki dafa doon ñëw ngir wuy si audition bi nga xam ne war na koo def ci ab cadre information judiciaire bu ñu ubbi ñeel scandale Petro-Tim ak kaddu ya nga xam ne jotoon na ko rotal ci chaîne bile di BBC. leneen ci xibaar Jeune Afrique la ñuy wutali ca Algérie ay magistrat ñoo daal di wàcc ci mbedd mi amal grève ne duñu faste xànc ak morom ba diirub ay bés la ñuy métti du nag bokk na ci décision bi nga xam ne seen jëwriñ jël na ko ngir daal di dàq lu ëpp ci lim bu takko takku ci seen i ñoñ yemu ca syndicat national magistrat yi daal di nag génnaat métti bu baax a baax yi lay jëfin di sàkku sax ñu daal di tekki ndombal tànk jëriñ gi yor wàllub yoon ca diwaanu Algérie niki ci dimanche gi tàngoon na jër seenu diggante ay jàppante yu takku mënoon nañ ko ca nemmeeku ñoo jeexalee kooku li RFI Afrique xëy fësal niki ñaar fukki fan ci weerub août fi nu génn Nigéria moo daal di décidé daal di tëj ci ay frontière am rawatina frontière bi dox ci diggante ak Bénin ci noonee situation bi metti na loolu ci commerçant béninois yi nga xam ne seen njënd ak njaay dañu ko doon jaarale ci pàcc boobule njiital task force bu CEDEAO te yëngatu ci wàllu circulation dëkk yi daal di rataxoo moom général Saliou Djibo méttit lu ko bu baax a baax ba tax na mu fas yéene amal ab tukkim nemmeeku ci ñaari dëkk yooyu ngir waxtaanee la ca tukkee. يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله. gannaaw liggéey bu am solo bi Walfadjri def ci ouverture Bourdou Tivaouane édition 2019 équipe bu lëmb fas yéene dem ca Kaolack Medina Baye ak li ko wër ngir fekkee li nga xam ne moo di guddib juddub Yonent bi événement la boo xamante ne nii équipe bu takko dinañu mobiliser wu journaliste desk religieux bu Walf TV. Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir.